jéggal bu baax ni ñu ko waxee léegi rek tey ñu fas yéene ànd ak yéen suñu plateau monsieur le maire de la ville de Thiès Talla Sylla donc ci initiative bu am solo ni ñu ko waxee rek boobu ba tey ku ne gis na ni combat bi nga xam ni Sénégal mi ngi koy xeex moom ci taxawaay bu am solo tey loolu moo tax télé bii di Thiès TV la ko recevoir suñu plateau monsieur le maire maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay di nuyu mbokki Thiès TV yépp waaye di jaarale ci yéen nuyoo boo xam ne maa ngi ko jagleel waa Thiès yépp. jërëjëf monsieur le maire tey nag suñu waxtaan rek ñu bëgg cee focaliser wu ci li nga xamante ni jamono ji moo lëmbee réew mi ku ne xam na ni jàngoro ji di coronavirus depuis bi mu jugee ci réew mi ñu naan Siin boobu ba tey mu doon loo xam ne xawoon na jafe waaye avant ndogal bi nga xam ne président jël nañ ko dañu gis taxawaay bi nga xam ni en tant que maire am nga ko muy taxawaay boo xam ne ñëpp dañ ko rafetlu juste lan moo tax nga anticiper avant le président di déclarer. waaw réew mu nekk kenn ku ci nekk da ngay bàyyi xel cër biñ la dénk ñuy bàyyi xel tamit environnement bi ñu nekk muy àdduna président dafa am rôle am muy wàllam te mi ngi koy def ci anam bu rafet ndax saa yu waree jël dogal mu woyof mu diis mi ngi koy jël ñun bi ñu jàngatee gis ne ala kulli àll dina am fu ñu àgg dañoo tàmbali sensibilisation bi ci cérémonie levée des couleurs yi ñuy def altine bu jot ñuy def saa yu ñëwee lañ ca xam ñu wax ko ak nit ñi bi président jëlee dogal nag le 14 mars doon samedi dimanche bi woote naa réunion ngir ñu waajal fa nu jëm ci altine bi doon 16 mars ci levée des couleurs ma waxtaan ak nit ñi xamal leen ni jël naa benn arrêté pour taxawal benn comité de veille et d'action contre le coronavirus mu doon comité boo xam ne day saytu mbir mi waaye tamit di jëf bañ a yeb rek ci wax comité boobu ñu yaatal ko taxawal ko ca bis bi seet ku mel ne soxna Ndey Soxna Mbay mu nga xam ne forum civil la bokk waaye nekk présidentu conseil d'hygiène et d'assainissement de Thiès di principalu Thiès noonu école Thiès noonu ñu ne ko na ko jiite professeur Abdoul Wuddood Wade ñu gën koo miin ci Mara Wade di professeur université ñu wax ko mu nekk rapporteur bi mais dajale tamit ñoo xam ne bokk nañu ci kuréel yu bari yu nekk ci Thiès ñu xalaat ci benn plan d'action boobu ban ko xalaatee ca suba ga mu doon le 17 gouverneur u Thiès woote comité régional de gestion des épidémies dañoo dem teew fa présenter fa la nga xam ne moo doon sunu gis-gis ci nan la ñu war a jàkkaarloog mbir mi alors ci biir plan d'action boobu comme dañ ne d'abord bay sa wewu tànk dafa am loo xam ne dafa jëm ci wàllu hôtel de ville muy maire bi ni nañu fay doxale la ca jëkkoon mooy ñu ni day am léegi buntu bu nit ñi di duggee ak buntu bu nit ñi di génne pour nit ñi duñu risonte la ca topp mooy ku fa dugg ku ne dinañu fexe ba nga raxasu ci biir bureau yi ñu tere fa regroupement loola matukaay yu bari yi nga jël ca biir mairie bi ak sensibiliser waa mairie bi ci recommandation yi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale joxe nañ ko ñu tàmbalee ko ci biir mairie bi bu ñu jógee ci loolu ci bis bi ñu taxawalee comité bi lañu njëkk a yeble ci ay kilifa diini ngir dama leen ne ala kulli àll dinañ mas a àgg ci jamono boo xam ne dañuy waxu bërëbu jullikaay yi ak diine bu mu manti doon nu wax leen ne mu jóge ci kilifa diine yi dogal yi dafay gën ci wàllu woowu mu jóge ci état ndax moo gën a woyof ñu commencé ko dox waaye it mu am lu ñuy sàkk woon ci kilifa diine yi mooy ñoom ñu mën a sensibiliser population yi parce que seen kàddu fa mu àgg kàddu keneen àggu fa waaye ñu def ay jéego it
jëm ci délégué de quartier yi ndax li nekk ci biir dëkk bi yépp ci biir quartier yi la ne bu dee marché bu dee gare routière bu dee gare bu dee daara bu dee poste de santé lépp ci biir quartier yi la nekk kon liggéey boo ciy def délégué de quartier dañ ciy am wàll ASC yi dañ ciy am wàll bàjjenu gox yi dañ ciy am wàll yaayu daara yi dañ ciy am wàll ñu fexe ba groupe bu nekk ci ñooñu ñu fexe ba am séq waxtaan ak ñoom ndax mbir mi bu fekkee dafa yaatoo nenn ni dafay doon loo xam ne doo écarter nit ndax diine doo écarter nit ndax politique doo écarter nit ndax waaso muy ethnie doo écarter nit ndax diw mi ci quartier sàngam la dëkk da ngay yaatal fexe ba kenn ku ci nekk am bunt boo xam ne dana fa mën a yëngatoo ngir jariñ dëkkam waaye ngir ànd tamit ci loolu ñuy jëf mu jëm ci wàllu fagaru balaa ñuy yegg ci yenn muy lu am solo muy loolu aussi nekk xam naa rek Izo Ismaël doon journaliste dem nañu ci kër gi xam naa ni fi mu jóge moo xaw a sori juste rek ñu daan lay bàyyi nga daal di nuyoo balaa ñuy avancer ak monsieur le maire. di nuyu tamit ki nga xam ni mooy monsieur le maire Talla Sylla di kontaan ci tey gane si bi nga gane si waa Thiès TV bokk ci jëm ci xeex bi nga xam ni tey moom la képp koo xam ni yaa ngi wuyoo sénégalais wala sax àdduna njaay wërngal képp yaa ngi ci loole donc day yàlla rek ak di kontaan ci dalal gi ñu la daloo ngir waxtaanee wàllu woowee si laa. jërëjëf comme ni ko Ismaïla waxee rek suñu jaajëfal fay dellu donc li monsieur le maire wax muy la am solo parce que ñëpp jàpp dañ ni bi nga jëlee sa dàll teg ko ci tali bi ni ñu ko mën a waxee uniquement ngir xeex li donc dañ naan wéetoon nga ci parce que boobu tamit ci gën a avancé woon rek mooy ñi ngi ko doon dégg ci Dakar bi ñu dégg Dakar yépp aussi mooy jéego yi nga xam ni président doon na ko jël ak ministre bi yor wàllu santé waaye amul woon ci benn acteur politique bu ñu doon dégg juste aussi fii Thiès la ñu commencé woon a dégg rek en tant que maire donc aussi muy lu am solo mais tamit dañu gis benn stratégie parce que ku ne xam na ni donc ci 9 compétences transférées yi santé ci la bokk mu am ci pàcc bu am solo kon sensibilisation am ngeen ci droit mais dañu gisaat lu extraordinaire loo xam ni def nga ko muy lépp loo xam ni war nañ ko indi ci maire bi da nga ko orienté woon vers préfecture. waaw xam nga dama la wax ni dañoo taxawal comité de veille et d'action avant même que comité régional de gestion des épidémies di daje. kon xaaruñu leen parce que responsabilité boobu dañ ko am. boo xoolee code général des collectivités territoriales bi nga xam ne moo tënk suñu liggéey article 172 dernier alinéa dafay wax ni le maire est responsable waxul est associé dafa ni le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement muy wax ne maanaam boo demee ci dëkkam maire ba fa ne lépp loo xam ne ci wàllu doxalin ci wàllu programme ci wàllu tëralin yuy jëm ci doomu aadama yi ni ñuy nekkee ak luy wéyal koom-koom bi ak lu ni mel ñu ni maire ba fa nekk ci loxoom la loolu ne kon xam nga bu ñu toogoon di xaar day mel ni xamuñu lan mooy sunu liggéey moo waral xaaruñu ba ñu demee ci comité régional proposé suñu plan d'action dañ ca ànd ñu wëlbatiku une semaine après ci ndigalu gouverneur préfet yi woote kenn ku ci nekk benn comité départemental de gestion des épidémies alors le préfet du département de Thiès monsieur Moussa Diagne woote daje bu yaatu boo xam ne maanaam sous-préfet yi nekk ci département bi yëpp teew nañu service déconcentré yi mu mbir mi concerné yëpp teew délégué de quartier yi teew ODCAV teew mu convoqué tamit communes yi convoqué ñi nga xam ne ñoo mënoon a conseil départemental plutôt ak ñi nga xam ne ñëpp mënoon nañoo feeñ ci mbir mi imam yi bañ ko taxawalee mënuñoo doxale comme ba mu nekkagul une semaine bi nga xam ne ñun ñu ngi doon doxal te comité départemental amagul boobu ñoo fi nekk ñun doom mais une fois comité départemental nekk dama lancé appel ne ñëpp su fekkee ne bëgg nañu
am ndam ci xeex bi nañuy bañ a demee ak émotion nañu leneen tamit bañ a yëkkati lu dul xeex feebar su fekkee ni loolu am na xam nga gis nañ ne am na ay citoyennes tamit yu mën a am yéene jàpp ci mbir mi nit nag na mu yéege lay defee xëy na fa ko gën a jege fa lay defee ñu wëlbatiku di leen xamal ni ndeem léegi comité départemental dafa am su fekkee bëgg nañu mu am njariñ ndimbal yooyu ñuy def nañ ko dajale jëmale ko ci comité départemental bi nga xam ne ki ko jiite te di ko jiite avec brio dextérité mais vraiment ci anam yu dal sama xel man kooku di président bi ñun ñu nekk ci comité exécutif bi di coordonner liggéey bi xam nañu ne lépp lu fa dem dana àgg fa mu war a dem mais dañ koy defee ci anam yi mu gënee ndax ci suufu comité départemental dafa am lu ñu tuddee des comités locaux yu préfet yi sous-préfet yi taxawal ñooñu seen liggéey dafa war a nekk kenn ku ci nekk ca gox ba nga ne muy arrondissement maanaam benn commune dafa ne walla ñaar nga fexe ba xam lan mooy jafe-jafe yi ci daara yi ci poste de santé yi xëy na ci gare routière walla ci marché yi walla ci barab yi nga xam ne ay nit ñu néew doole ñoo fa nekk te ñooñu man leen a xam ñooñu war a lëkkaloo ak délégué de quartier ya fa nekk pour xam situation yi war a wax ak imam yi pour xam situation yi wax ak bàjjenu gox yi pour xam situation yi wax ak yaayu daara yi wax ak relais communautaire yi nekk foofu ASC yi étudiants yi ñépp bu ko defee lañ fa jëlee ci wàllu xam-xam ci jafe-jafe yi ñu yéegal ko ci comité départemental ci wàllam dajale moyens yoo xam ne yenn yi ci suuf la jóge yenn yi jóge ci ay initiative ay citoyens yenn yi jóge ci xëy na institution yeneen y compris surtout le niveau central de l'État bu ko defee su ñu xamee ci benn côté lan mooy jafe-jafe yi ak fan la jafe-jafe yi nekk am cartographie problème yi mais beneen côté bi ñu am moyens yi am ressources yi dinañ mën a def une allocation rationnelle de ces ressources en fonction des urgences des nécessités des besoins nga xam ne dinañu xam ban gox moo am daara yan daara ñoo gën a bari ndongo yan gox ñoo am daara yoo xam ne carrément mais ñooñu am nañu moyen yu ñu jëlee ci seeni partenaires ba mënal seen bopp dara ak yan daara ñoo mënalul seen bopp dara ndax centralisation boobu tey jii ci contexte yu mel nii dafay renforcer efficacité bi alors ci biir loolu comme nag looy digle da nga cay jiitu ci point yépp dañ cey jiitu bu njëkk bi mooy tëju liñ ne toog leen seen kër mais li ma njëkk a def man mooy toog mairie depuis le 16 mars 2020 maa ngi mairie fa laay fanaan man ak quelques membres de mon équipe loola lañ ca bëgg a wone mooy il faut nit def sacrifice su fekkee ne da nga am lu bees lu mësul am lu nit ñi di dund te ñu war a jàkkaarloog moom nit mënul toog ne damay dund comme na ma doon dund bu dara xewul parce que bu ñu defee noonu duñ ci génn tey jii bu ma doon dem di fanaani sama kër xam nga kenn du ma laaj lu tax ngay fanaan sa kër parce que ñëpp ngi fanaan seen kër te kenn laaju leen ko mais su ma toogee di fanaan mairie bi nga xam ne hôtel de ville la tudd na te am na lu tax mu tudd hôtel de ville parce que période de crise ci sama compréhension ci lan mooy liggéeyu maire bu crise majeure amee maire comme ni ab général di nekkee quartier général à l'état-major maire il doit siéger à la mairie pour être joignable à tout moment pour nit ñi mën ko jot saa yu ñu ko soxla mais wëlbati ko tamit toujours en terme d'exemple jël li nga xam ne mooy moyen wu ville de Thiès teg ko ci loxo comité départemental nga xam ne li ñu doon dajale ñun ñëpp boobaak léegi depuis que comité départemental bi am ci loxo comité départemental bi lañ ko teg. am na solo monsieur le maire loolu muy li nga xam ni mooy stratégie bi ngeen teg ngir ci wàllu xeex bi ni nga ko waxee centraliser li nga xam ni mooy maanaam xalaat yi ak jëf yi mais ci jëf gi maanaam ci pratique bi concrètement tey bu fekkoon am nga bilan booy def fi crise bi toll maanaam fii ci diwaanu Thiès kon bu ñuy dégg ay li nga xam ne mooy ay cas communautaire dégg tamit lu ci toll ni que lu mel ni que fukki cas fii ci Thiès
loolu est-ce que concrètement tey xeex boobu ban bilan nga ci def ci fan yu néew yi nga xam ni tàmbali ngeen def liggéey boobu ci wàllu sensibilisation waaye tamit ci wàllu taxawaay ngir mën a faagaagal li nga xam ni mooy chaîne de contamination bi. waaw dañuy sant nag dañuy sant parce que xam nga am na benn jamono dugg fi woon. ñuy wax nit ñi nañ toog xam nga dañ ko fi dugal. ci nit dugal ko fi mu am ñu mu njëkk a laal ñooñu am na ñu nekkal contact personnelu santé bi ak ñi yore sécurité bi def seen liggéey ba trouver ñooñu ñëpp ba ñu def la ca war. ba ci 3 yu njëkk yi la ca yokk lépp loo xam ne la ma nga jóge ci cas contact yi mu mel ne dem nañ ba benn moment ñu maîtriser ko. mais su fekkoon ne amoon na yeneen yu juddoo feneen ñëw dolli ko ci mu nekk lu gën a compliqué donc travail bi ñu doon def mu jëm ci daara yi ne nañu confiner xale yi moom la ñu concentré wu moom la loolu lañu jël jàpp ko def ko priorité gannaaw ba nit ñi travailler à renforcer le personnel de santé. bi nga xam ne dafa nekk en première ligne. travailler à renforcer également les forces de défense et de sécurité yi nga xam tamit dañu nekk en première ligne. xale yi bu ñu leen bàyyee ñu génn ci mbedd mi di yalwaan dañuy dugg kër yëpp. dañuy jóge ci kër dugg ci kër. dugg marché jóge marché dem ci service man koo jële fenn yóbbu ko feneen. kon la priorité c'était justement cible vulnérable boobu nga xam ne moom la xale yi constitué ñu attaqué wu ci loolu mais xale yi soo leen toogloowee il faut nga wut loo leen jox ñu lekk. te du yomb nag ngir ba ñu defee suñuy xayma liggéey boo xam ne permettre nañ ñu enquête ba xam ne y a à peu près 400 daara yu wér yu nekk ci biir. ville de Thiès rien que dans la ville. li tax may wax comités locaux yi am na liggéey bu leen war. mooy tey on devait pouvoir dire cene ba nangami daara fa nekk. effectivement. Fandène Touba Toul Ngoundiane Xombol Ndiéyène Sirax Pout Kër Moussa Jandeer Kayar foofu nekk fu ci nekk ba Noto ba Tassette fu ci nekk dañoo war a mën a xam ñaata daara fa nekk. donc léegi sous-préfet yi nga xam ne ñoo jiite comités locaux yi te comités locaux yi délégué de quartier yaa ngi ci imam yaa ngi ci maire yaa ngi ci. maire commune yi nañ leen laaj ñu xam loolu parce que ni ñu koy defee Thiès dafa essentiel que ñu def ko feneen. effectivement. alors loolu def nañ ko fi ba tey ji première phase de distribution yi nga xam ne ci moyens yi ñu jotoon dajale moom la ñu yóbbu première phase boobu jeexal nañ ko tey. ñuy acheminé wu nag vers une deuxième phase ci wàllu toujours daara yi. d'accord. voilà d'accord aussi xam naa ne ci côté daara yooyu tamit ndax ku ne xam na ni jamono ji Ismaël li ñu gën a seetlu mooy à partir de 20h kenn dootul génn. donc xamuñu semaine yi di ñëw lan mooy xew. et juste dañuy bañ mbooloo mi daje est-ce que tamit solution boobu ngeen jël ni pour ñu jàppale daara yi nañ ko jox muy ravitaillement est-ce que tamit maire yi amul beneen décision bu mu jël par rapport pour nan lañ mën a jàppale xale di leen toggal bañ di yëkkati di jox sëriñ si ravitaillement bi. justement mooy deuxième phase bi. puisque ci suñuy enquête am na ñoo xam ne. da nga leen di jox dund bi duñ ko jox xale yi te kuñ ci jàpp dañ la jaarale yoon il faut que loolu que ça soit très clair. ñun defuñu pour renforcer une mafia defuñu pour renforcer des délinquants dañu def ngir aar ay xale yu tooñul kenn. ndax ay xale lañu yu nekk ci situation bu jafe. ñu estimer que bu crise amee ba mag ñi ci boppam kenn ku ci nekk ngay seet noo am fa aaree sa bopp waxantuma la ak ay xale te société bu mënul aar xale mënatul aar boppam. kon su fekkee dañu jóg di jël ay matukaay te bu fekkee da nga am 400 daara mais 400 daara kenn ci ñoom ca sëriñ yooyu nekk ca daara yi mënut a xeeb lañ koy jox ndax defalu ko boppam. ña koy fekkee tamit kenn ci ñoom mënta xeeb loolu ndax defaloo leen ko ndax bu fekkoon ne daara ju nekk ñu dëkk ca wetam gérer nañ daara ji kon du ñu soxla def loolu xam. kon du métti. mais ñun li ñu war mooy anticiper jël su ay matukaay sur la base des moyens qui sont à notre disposition moo xam moyens jóge ci suñu budget interne moo xam yu ay nit contribuer ñu di ko def
kon ci première étape xam nañ ni def nañu effort yu am solo yu jëm ci ñoom mais loolu nañ ko jariñoo ñu jàpp ne bala muy jeex nag ñun dajale nañu tey jii rek y a eu une grande réunion boo xam ne responsable yaayu daara yi ñu divisé en 17 zones dajale nañ leen avec présidente bàjjenu gox ci salle de délibération bu yaatu respecté li nga xam moom la ñu wax ba tënk nan la ñu mën a def léegi nag ci phase bu ñu jëm pour non pas di joxe ay vivre ci daara yi mais di togg di lay jox xale yi ñuy xew. maa loolu du am rassemblement monsieur le maire. non on a loolu xam nga loolu dañ koy bàyyi xel parce que nag ala kulli aal foog ñu jox leen ñu lekk nag xam nga tey jii di nga dem ci kër waa kër gi dëkk nekk fa fanweer. te fa lañ dëkk. dëgg la. bu fekkoon ne ñëpp dañ toog seen biir kër ba jëliwuñ ko fenn mais xam nga même nekk boobu ensemble du nekk un problème le problème mooy comme kenn xamul ku ko am ak ku ko amul kan moo génn ba nekk en contact ak ku ko am moo tax ñuy insister pour nit ñi di am ni def xam nga nit ñi ba léegi ñu ngi toog wër bool. dëgg la barrière de sécurité. loolu moo fi nekk. alors on est dans une société assez difficile assez complexe bu amul possibilité yi nga xam ne tey jii France gee mbir mi di ravager ñoom moyens ñoo am amuñu ko. te mi ngi leen di ravager. États-Unis Chine. Italie Espagne. ci loolu sax monsieur le maire yow peut-être di nga am données yoo xam ni ndax ci wàllu comité bi nga xam ni moom mooy taxaw fii ci Thiès ngir xeex li nga xam ni mooy jàngoro ji tey ci wàllu mesures yi nga xam ni nguur gi jël na ko tey Thiès bu fekkoon am na benn jàngat boo ñuy defal wala benn loo ñuy wax ci wàllu woowu ngir respecter li nga xam ni mooy couvre-feu bi à 20h ak yenn daje ci rassemblement yeeg. ban gis-gis nga am est-ce que yow gis nga ni Thiès waaye adopté nañu ci wàllu woowu wala. waaw ñi ëpp ñu ngi koy respecté mais am na ba léegi ñoo xam ne dañuy fo. kon am na ñoo xam ni fii Thiès ba léegi. non am na ba léegi ñoo xam ne dañuy caaxaan. sérieusement am na ñoo xam ne foo lañ ko def c'est-à-dire bu guddi jotee ñu ne dañuy teg ay pexe di wër-wërloo ak alkaati yi. di natt heure yu alkaati yi jaar foofu. bu génnee ñu teg seen ataay seen buntu kër pour ne bu ñëwee ñu daw c'est-à-dire loolu il faut waajur yi wax ci kilifa yi tamit wax ci ndax j'ai l'impression que nit ñi dañ defe ne ba léegi mbir mi ay gént la. maa ngi lay waatal ni du gént tey am na nit ñoo xam ne man dama leen a xam ñu jege ma lool ci ay réew yu dul fii. ñoo xam ne boo xamoon moyen ñu am possibilité ñu am njàng ma ñu am ak niveau yi ñu daan liggéeyee ak li ñuy dundee actuellement ni juste pour mën a sauver seen bopp te ba léegi ñi ngi am ay jafe-jafe bala kenn génn di def quoi que ce soit da ngay am autorisation ñun ñii ñu toog ba léegi nii ay nit di daje di football ba léegi nii ay oto ñi ngi jël ay clients di wut ay mbedd suuf. di leen yóbbu un peu partout dans le pays. mais c'est pas possible. je vous donne sama petite enquête ma def Dakar 10 000. voilà. ñi ngi dem ba tey maa ngi gis sa benn post boo def démb di Tafa sax moo ko partagé ngay am looy ñaxtu ci wàllu ñi nga xam ne dañuy dem préfecture ngir ñaan ay autorisation ci yoo xam ni macha allah lu mën a ñàkk la mën nañ ko wax. dafa mel ni am na benn loo xam ni mi ngi ci yow wala loo gis loo xam ni daf la exaspéré si yow on peut dire ainsi ba tax nga war a yëkkati sa kàddu monsieur le maire ci wàllu woowu. waaw xam nga dañuy wax ne ku yàlla tàcc boo feccu dootoo feccati. dëgg te yàlla def ñu tàccu nag. mooy liñ naan ñaanu mag ñi dañoo dal moo tax feebar bi njëkkewul ci ñun. xam nga ñooñu mu njëkkee ci Chine nga xam ne ñooñu am kenn avertiru leen amuñu woon temps xam nan la ñuy fagaroo. ndax dañoo ñëw mu ne xës seen kaw ëpp leen doole faagaagal ñu bëri balaa par leur discipline et leur organisation ñu ciy génn. bay xelal ñeneen ak di jàppale ñeneen. mu jóge foofu jaar feneen balaa muy agsi ci ñun mu mel ne ñaan ñu mag ñooñu dal nañu. mu mel dañu doon course ñu yuuxal ñu am temps waajal suñu bopp bay jël baatu fagaru alors suñu amee chance fagaru mais nañ ci profiter mënuñoo am avance ba pare
caaxaane ko. Alors avance boobu dañ ko am au détriment d'autres personnes on l'a eu sur la base du malheur des autres. Alors tey su fekkee ne jóg nañu ñu comprendre réellement li ñu boroom xam-xam yi jàngal mooy feebar bi nekkul rek nii ci air bi rek nit yi taxaw rek di ko noyyi di ko jël pour mu doxantu feebar bi day jaare ci nit jóge ci nit dem ci nit. te ñu nekk ci réew moo xam dañ daan jàngale ni nit ay garabam mu mel ne dañoo jëm dugg ci jamono boo xam dañ ne nit ay jàngoro. mais loolu lenn rek moo mën a tee mu wéy mooy kenn ku ci nekk respecté li nga xam ne moom la ñuy wax ba baatu nit ay jàngoroom du fi des parce que baatu nit ay jàngoroom bu fi desee waxu Sartre boobu ñu daan wax l'enfer c'est les autres day taxaw. Alors kon bu fekkee tey dañoo jóg ñu décréter état d'urgence il faut ngeen comprendre ne état d'urgence bi su fekkoon nit ñi respecté woon nañu la président waxoon le 14 mars. kon li xew état d'urgence du am. mais su fekkee dafa wax loolu nit ñi di def lu leen neex di dajaloo nu mu leen neexee di football fu leen neex di grand place fu leen neex di yoote fu leen neex ba ñoom information yi ñu doon jot ñu gis ne mesures yooyu doyul ñu jëm ci état d'urgence ak couvre-feu te ba léegi mu am ay failles yu nit ñi di exploiter pour à des fins personnelles ay nit di wuti autorisation yoo xam ne amul souvent benn nécessité. am nañ ci information c'est pour abus de privilège. am na ci information am na benn lettre boo xam ne da ko bind président mu jëm ci loolu. voilà ci loolu laa jëm sax maanaam dafa am ñoo xam ne maanaam wutuñu autorisation parce que dafa am farata mais dañuy jàpp ne dafa war a am catégorie wu citoyen yoo xam ne ñoom dañoo war a am ay privilèges. nekk au-dessus des autres citoyens. tey jii bu ñu nekkee en situation normale dañ naan diw mooy président. diw mooy ministre. diw mooy procureur. diw mooy préfet. mais situation bii ñu nekk xam nga lu ñu am. médecin yaa ngi ni alkaati yaa ngi ni citoyen yaa ngi ni alkaati yeeg médecin yi am responsabilité aar citoyen yi à commencer par le président ba citoyen yi ya ci des parce que président dañ ko war a aar di ko wax bul def nii defeel nii maire dañ naan ko bul def nii defeel nii léeg-léeg ma am nu ma defee ci sama xol ma defee ko noonu ñu ne ma du nii ma ba ko du dëgg parce que l'homme intelligent boroom xam-xam wax na ko n'est pas celui qui ne fait pas d'erreur. Ces gens-là n'existent pas et ne peuvent pas exister. Celui-là est intelligent qui fait des erreurs et qui sait les réparer et vite. kon su fekkee ne dañu def état d'urgence prévoir ne ay cas exceptionnels mën nañu am et que kooku comme ci gox yi la gouverneurs yi ak préfets yi war nañoo mën a délivrer loolu pour éviter que ñooñ di déplacer wu di dem au niveau central mu mel ne loolu dañ ko wax nit ñi di dajaloo ci gouvernance ak préfecture yi mooy li ñu doon tere. li tax ñu tëj école yi tëj université di tëj yenn barabu rassemblement yi man mii sama bopp ma jël dogal libérer 90% du personnel de la mairie état civil bi nga xam moo ëpp dajaloo ci biir mairie ma maintenir fa nouvelle naissance décès that's it nga xam ne tey jii du dajaloo du fa am parce que ñun ñooy encourager nit ñi ñu déclarer seen doom te décès bu amee foog ñu topp doo ko dem denc ko te am na lu ñu ci war à part loolu ñu arrêté ko donc loolu nga xam moom lañ di tere moom la ñuy bañ exception yooyu nar a am di créer loolu ba giraawaali ba nar faa jaare parce que kenn xamul ku ko am nag kenn mënta joxe garantie ci ku ko am ak ku ko amul nga xam ne cas communautaire yi posé wu mun ñu laa wax yenn zone yi cas zéro fu mu nekk xam nañ ni kii moo am na ko wàll ñi mais que leen wàll xamuñu fu mu ne léegi nag nga bàyyi nit ñuy trembale wu di wër tambaambalu bi taxawaalu bi et cetera loolu ci buntu bii nga xam ne moom la ñu ubbi muy autorisation ci la naroon a jaar man ma adressé au président puisque comme mbir mi dogal bi ci moom la jóge moom laa adressé wu ne ko su fekkee ne bëgg nañu mbir mi bañ a tasaaroo il faut ñu arrêter les déplacements Thiès am na benn moment 0 cas la woon su fi kenn duggul woon du fi dugg tey jii Tivaouane 0 cas moo fa ne mais loolu dafa war a wéy mexe noonu donc foo xam ne amul cas mais nañ fexe ba du am cas mooy nañ buñ fa dem parce que buñ fa demul du fa am Fatick am na benn moment 0 cas la woon léegi am na parce que daa am ñu jógee feneen dem fa
te ñooñu xamuñu ndax yor nañ ko wala yoruñu ko. parce que su fekkee xam nañ ko moom c'est criminel. alors donc ci cadre boobu laay waxee ci laa lancé un appel au président de la République am na ay nit yu ma woo dama wax ne waaw ñii ñun dañu am suñu jabar mu nekk fële. wala dañu am suñu jëkkër mu nekk fee. mais xoolal jëkkër bu nekk Ndakaaru soxnaam nekk Thiès wala mu nekk feneen ak njabootam bu dee bëgg na leen mais na leen sori. na leen sori sacrifice day am ñu muñandi yaa ngi dégg ñun boo gisee exemple bi ma lay wax dama ko jël mu commencé ma bàyyi sama njaboot yaa ngi may dégg amaale ci xale yi ndaw di leen am envie gis leen di am envie nekk ak ñoom di am envie di leen dégg parce que fu ñu toll di ma woyal pincez tous vos koras mais damay obligé ma contenté wu ci WhatsApp. di leen ci gis mais aussi monsieur le maire loolu tamit boo seetloo. tamit du sama classe gi ñoo koy def. responsable yi souvent ñoo koy def. waaw ñi nga xam ni dañuy voilà ku mel ne man amul fit jékki-jékki naan mi ngi dem gouvernance pour ñaan. yenn man ay kilifa ci lu ay nit fekk nañ ma maire yi ne ma dañoo bëgg autorisation man leen du ma leen ko wutal du ma woo kenn tamit pour mu jox leen ko. te xam ngeen ni fonk naa leen xam ngeen ni jox naa leen cër mais il faut ma leeralal leen ne mbir mi suñ ci bëggee de faj dara mooy nañu toog maanaam ki lay autorisé nga déplacé wu si xoolal cadeau empoisonné la jox Ismaïla parce que jox na la autorisation d'aller te faire contaminer ou d'aller contaminer des gens. tout à fait xam naa ni mais c'est ça la réalité. c'est ça li ñu waxtu wi mi ngi dem te am na point yu bari yoo xam ni bëgg nañ ci waxtaanaat ak monsieur le maire bu ñu jógee foofu tamit amoon nañu ci information yi jàll ci benn ndaje boo xam ni monsieur le maire woote woon na ko donc génne benn budget de 30 millions boo xam ni daf ko jëmale ci li nga xam ni moo jëmee ci Covid 2019 mais ñu gis tamit nga génne lu toll ci 10 millions jënd ko ci ay matériels yoo xamante ni da nga koy jàppale ndax jusqu'à présent li ñu am comme information mooy ñaar moo ñu mën a dimbali mooy ñu toog suñu kër ak ñu set gis nañ aussi donc 90% ñiy liggéey ci maire bi ñëpp toog nañ beneen bi aussi budget bu 10 millions nga génne ko jënd ko loo xamante ni dafa jëm ci askan bi lan moo tax. waaw en fait li ñu génnee pour dugal ko ci loolu ëpp na loolu. waay dafa fekk étape bu nekk. suñu gisee nit ñi indi don ñu jël liggéey ci suñu gisul ñu génne suñu bos def ci suñu waree jël tout le budget disponible pour xeex lii daañ ko def ndax bala nga ne am ne fa. bu ñu prévoiroon dara pour coupe du maire nawetaan te ñëwagul prévoir dara pour journée médicale de Thiès yi war a am juillet prévoir leneen mais day fekk ñu ne fi ñépp xam nañu ne tey jii boo demee États-Unis mais gisatoo boîte bu tijji gisatoo benn cérémonie buy xew fenn yeneen réew yi noonu kon moyen boo am da nga ko war a def ci loolu maintenant ñépp xam nañu ne su fekkee ne réellement loolu ñuy wax ne dañoo bëggante ci sunum réew su fekkee loolu dëgg la ci ñun am na taxawaay bu ñu war a am tey sama xel dafa dem ci suba ci ki nga xam moo ma yar dugal ma ci politique muy Majmout Diop mu am lu mu doon wax 1958 mu mel ne tey la ko wax appel la bu jëm ci doomu aadama yépp dans l'histoire d'un pays il sonne toujours en effet une heure grave entre toutes et qui fait se dresser d'un même élan irrésistible et enthousiaste tous les fils d'un peuple parce que la terre des aïeux est en danger parce que la vague de honte qui monte risque d'éclabousser le front des générations mortes vivantes et à venir mi ngi mel ne tey la ko wax li xew tey ji appel boobu mu lancé woon 1958 te jamono la woon boo xam ne ñoom indépendance la ñu bëggoon tey jii ñu tollaat ci jamono boo xam ne même appel boo ko lancé day mel ne tey lañ ko bind mais te indépendance boobu ñuy wax suñu toogee ba mënatuñ ko feete nañ ko bëggee c'est qu'il y a danger c'est que la situation est grave tey hymne national ak li mu représenté ci ñun lan lañu wax épaule contre épaule mais te loolu la ñuy tere tey
mu mel ni ci jàngat gu bari li nga xam ni mooy feebar bi gannaaw li nga xam ni mooy peut-être malheur bi mu doon di faagaagal di faat mel ni am na benn leçon bu nekk derrière boo xam ni war nañ ci jële benn njàngat ci suñu nekkin ci ñi nga xam ni noonu la ñuy nekkee ci ni nga xam ni noonu la ñu war a jiitee ab askan ci ni nga xam ni noonu nga war a taxawee sab askan su nekkee ci jafe-jafe dafa mel ni am na point yu bari monsieur le maire yoo xam ne ay leçons yoo xam ni jàngoro ji am na lu mu fësal tey est-ce que partagé nga sama gis-gis ci wàllu woowu. ñoo ko bokk complètement c'est-à-dire que bu ñu génnee ci lii je l'espère. incha allah. non dinañ ci génn. incha allah man gëm naa loolu. kañ la naka la ñuy discuter mais. daañu ci génn incha allah. mais dama ni buñ ci génnee j'espère que dara dootul mel comme démb ni mu daan demee. que dinañ ci jaare jàngat ndax nag bateau le Joola dafi amoon. ñëpp wax ne dinañ def prise de conscience kenn ku ne def introspection jàngat ba xoolaat sa bopp bi ñu demee même pas 2 ans ci la oto buy surchargé gën a raw. comportement yi nga xam ne ci sur l'instant avec l'émotion ñu ngi ko doon décrier tey la wàllu gën a ay alors loolu nag faw nu taxawee noo xam ne bu nu génnee ci lii ñu fagaru ci lu bari suñu société bi société bu war a neex la mais il faut ñu comprendre ne pour ab société dox il faut organisation am xam nga dafa am ñaari baat yoo xam ne nit dañ leen di jaawale mooy benn bi politesse la organisationnel. Société bu nekk day am règle à commencer par la constitution bi di gérer les rapports entre institutions yi mais di gérer rapports yi entre institutions yi ak citoyens yi mais di gérer rapports yi entre citoyens yi eux-mêmes après ñu jëlee ci ay lois organiques jëlee ci ay lois ordinaires après mu juddu ay décrets ay arrêtés moo xam ci niveau ministériel moo xam ci yeneen i niveau loolu lépp pour organiser pour bañ ku ci nekk ne lu ma neex lay def. d'accord mais suñ ko tëralee ba pare duñ ko respecté ban njariñ la am. day dëggal waxi Obama rek mooy l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais des institutions fortes te je pense que tamit ci waxtu yi loolu day feeñaat si la. mi ngi noonu actuellement nii xam naa ni tamit dinañ ñëwaat ci askan bi ndax suñ ne monsieur le maire moom moo jiite askan bi te fi mu toll nii tamit télé gox bi day waxal gox bi. bari na ci ñoo xam ni tey mën nañu tiit nañu jaxasoo nañ. ndax fi réew mi toll ñu doon génn di dem ci yenn bërëb yi pour mën a for dara pour yóbbu seen kër am ñoo xam ne aussi kaar guddi lañ doon liggéey mais fi mu toll nii askan bi tiit nañ parce que xamuñu suba liy ñëw te donc aussi comme yow la yàlla dogal nga nekk ci maire bi est-ce que yéen a ngi bàyyi xel que affaire bi ñaan nañ yàlla mu yem fii mais bu dépassé par rapport ñi nga xam ne amuñu doole pour dimbali leen. alhamdulilah xam nga loolu par rapport à di la nañ ci àgg bu ñu demoon ba àgg confinement monsieur le maire. waaw mais demoon ba ñëpp ne na ñëpp toog amul fi heure. te gis nga loolu li tax mu am benn première étape bu démarré ci maanaam li jiitu décision wu 14 mars nga xam ne nit ñi dégg nañ ne am na ci àdduna bi mais kenn ku ci nekk mel ne sa yoon newu ci loolu situation boobu comportement yooyu tax nit ñi xelal président mu jël décision le 14 mars donc deuxième étape bi ñëw nit ñi toppuñu lañ leen sant mu jur beneen étape troisième étape bi tàmbalee ci état d'urgence ba couvre-feu bi mais ba léegi nii mu am ñuy doxale nen ni parce que en réalité mbir mi yàgg wala bañ a yàgg mbir mi dem tar ba yegg confinement mi ngi aju ci comportement nit ñi alors xam nga dégg ngeen bi may wax ci corona doo fi jaar ñun danoo yaroo ci xalaa mandir bàjjo xalaa doo fi jaar xam nañ lu muy tekki xam nañ ni du fo du caaxaan wala bu dee dañ koy tuddee fo ci ni ñu ko doon defee ñun bi ñu nekkee gone ñëpp xam nañ ne suñu waajur yi dañ ñoo yar ci xeetu fo yoo xam ne daf lay jàngal solidarité entraide bëgg dëgg am courage éthique booba équipe la
kenn ku ne du jaaree ci man nga xam ne au plan individuel comme au plan collectif mesure barrière yooyu ñuy tudd mais kenn ku nekk day fas yéene nekk barrière ndax kenn ku nekk soo matalee la nga xam mooy sa waar ci mbir mi mais bu jaarul ci kenn du jaar fenn alors loolu nag moo tax ñu bëggoon kenn ku ci nekk ne corona doo fi jaar mais kenn ku ci nekk boo ne corona doo fi jaar du yem ci wax da nga koy jëfee lañ la wax ci wàllu say yoxo ngay raxasu ni nga war a raxasoo waaye di fexe boo raxasoo it di bañ a nuyoo tey bañ a jël sa loxo yi di jëmali sa kanam mais fexe tamit ba nga xam ne su fekkee da nga war a sëqat wax nañ la ni nga ko war a def ci mouchoir bi nga ko war a def ci war ko jeter wala nga def ko ci sa coude war a et cetera ba pare tey sorente mais tey toog xam nga loolu mooy doo fi jaar en tout cas doo jaare ci man alors loolu nag mooy li njëkk mooy li dépendre ci kenn ku ne maintenant su nit ñi deful li dépendre ci ñoom te ñi xam à l'échelle du pays gis mbir mi nar a jur giraawaal yi benn moment confinement bi day nekk général total et obligatoire bu boobaa nag liñ naan ñax gu wow dina lakk gu tooy xëy na am na ñenn ñoo xam ne néew nañ doole teel nañ ko comprendre xam nañ ni mënuñoo soutenir lii ci lu yàgg ñoom ñi ngi respecté xëy na li ñu wax mais mu am ñeneen ñu ko respecté wul ba nar a obligé nit ñi ñu àgg ci moment boo xam ne ñoom ñoo cay loru ñoom mais moo tax loola wolof di wax tere mu të bàyyi mu gis Serigne Cheikh Al Maktoum dafa ne day fekk bu gisee du la won loolu la ñu warul nangu maintenant nag ñàkk a nangu bi du nit ñi ne génn ci mbedd mi di xeex ñeneen pour ñu nangu ko mais mooy am nañu ay forces de défense et de sécurité yuy def liggéey bu mucc ayib mais nañu respecté li nga xam ne moom la ñuy santaane ci biir dëkk bi. d'accord je suis convaincu que bu ñu ko defee. bu dana feeñ maintenant le président de la République. ku dégg keroog bi muy wax état d'urgence bi di ko décréter mais wax na ni te tey ñi ngi koy voter loi d'habilitation mais daf koy permettre mu mën a rectifier entre autres le budget xam nga budget loi la d'ailleurs loi des finances la tudd mais loi des finances bi ñu voté woon au mois de décembre c'est la loi des finances initiale alors mu am gox bu nekk ak secteur bu nekk lañ ca prévoir woon ministre bu nekk demoon défendre budget bi ñu voté ko alors léegi nag lii xew te xewul woon booba lii xew tax ñu gis ne war nañoo dajalewaat jumtukaay yi orienté ko ci xeex bi parce que bala nga ne naam ne fa moo tax président ne bëgg na force Covid 19 boobu mën a dajale 1000 milliards. alors 1000 milliards yooyu luñ ca jublu mooy benn ñenn ñi nga xam ne dañu daan am lu ñu daan yëngu moo xam ci hôtel la moo xam ci événementiel la moo xam ci yu bëri rek ci biir dëkk bi te loolu dootuñu ca mën a yëngu ñu mën caa jëlee ndàmpaay su nit ñi waree dem aussi vers un confinement total et général y a eu ay enquêtes yu xam ne ñun ñi ci ba mu toll bañ ca toll wax nañu ñaata ménage ñoo am ci dëkk bi alors yeneen dëkk def ko ñoom tey ji am nañu connaissance précise ci ñaata ménage à peu près ñoo am ci biir Sénégal donc su fekkee ne xam nañ ñaata ménage ñoo am ci biir Sénégal loolu daf leen permettre ñu mën a xam lan la ñuy war a soxla ci jumtukaay pour man di jox ay kit ci wàllu dund nit ñi nga xam ne mënuluñ ko seen bopp suñ demee ba toll ca. donc moom mi ngi def wàllam. kon monsieur le maire daal li ñu mën a jàpp mooy incha allah buñ tolloon ca loola am na yoo xam ne état dina ko mën a jël pour mën a jàppale askan bi. beneen bi tamit message ñi ngi koy am fii di regroupement des chauffeurs. seen secrétaire Khadim Ndiaye. ñoom tamit ñi ngi seetaan émission bi mais seen contribution la ñu bëgg a indi tamit ndax fi mu toll nii nee na ñoom waa gaaru Thiès tamit dañu jaaxle. actuellement nii presque chauffeurs yëpp dañu toog est-ce que tamit yéen a ngi bàyyi xel di jëm ci gaaru Thiès. waaw xam nga bu ma la waxee maanaam président li cëram mooy bàyyi xel ñëpp. te bàyyi xel ñëpp mooy bàyyi xel ñooñu ak ñeneen. si la man sama baay chauffeur la woon. xam man mënumaa bañ a bàyyi xel chauffeur. c'est pas possible muy ki nga xam ne mooy sama père biologique mais waajur wi nga xam ne moo jur samay rakk te génn àdduna 4 février bi passé maçon la woon donc. am na loo xam ne mënuma ko bañ a bàyyi xel donc de ce point de vue là maa ngi wax nit ñi ne suñu amee ay njiit parfois nañu am confiance ci ñoom xam nga président de la république bi xew-xew yi doog am lan la ñu tegul ci deram ci ne dafa war a rapatrier maanaam indi xale yi nekkoon Chine bu leen indi woon moo fiy dugal feebar bi
mais loolu moo dal na France aussi parce que aussi il faut ñu xam ne boo amee ay njiit dinañ xam loo xamul te mënuñu jóg di ko waxee neneen te du lépp nga mën a wax. te du lépp nga mën a wax c'est-à-dire dafay am benn moment boo xam ne yooyu day am kon tey jii boo jëlee kaawu Thiès xam nga loo xam daanañ ko wax ci at yi ci ginnaaw ba ñuy def dévolution du patrimoine dañoo jël gaaru Thiès teg ko ci loxo commune ouest tout à fait. xam nga dégg ngeen ma ci wax naa ci coow naa ci plusieurs fois wax ne benn gaaru Thiès am ci dëkk bi ville moo ko war a yore kenn dégluwu ma te du ma ci nekk nag di ko doo bàyyi ba jaan romb ba pare nga topp ci watal yuy dóor loolu dal ñu tamit ci marché central tey ji amul benn ñaari dërëm bu benn commerçant buy liggéeyee marché central di fa jaaye bu muy jox kuy jël taxe boo xam ne man maa ko yónni amul xam nga ci bëccëg rek lu mel ne ñu koy leeral. waaye loolu une fois crise am seetatuma loolu ku nekk gare routière rek ku nekk marché central ku nekk fenn Thiès nga nekk maay sa maire kon lépp loo xam ne ñun mën nañ ko def pour aar la dañ koy def te ci loolu la ñu nekk ku jóg di set setal marché ñu jàppale la ku jot di encadrer waa marché ngir ñu am lu ñu raxasoo ñu jàppale la alors lu jëm ci gare routière tey suba rek am na ñoo xam ne ñëw nañu ba biir ville de Thiès di ma interpeller ci wàllu gare routière ma ni leen incha allah rabbi lépp loo xam ne mën nañ ko pour taxaw ci seen wet jàppoo ak yéen dañ koy def ngir lan ngir d'abord ay Thiès waa ngeen d'abord ay doomu aadama ngeen mais ensuite ni ñu ciblé daara en disant que secteur la boo xam mën naa jur ay vecteurs de transmission mais gare routière c'est pareil marché c'est pareil kon yooyu dafa war a doon yi nga xam dañu leen di surveiller moyen bu ñu am ñu jéem a nekk seen wet jàppale leen taxawu leen ñu jël ay politique ak ay affaires yu yeneen yi xaajale yépp tege ko ne li des ci waxtu bi Pape Sylla je pense que bareetul bu ñu ñëwee ci dispositif sanitaire bi monsieur le maire ci li nga xam ni mooy wàllu structure sanitaire yi ku ne xam na ni bala nga naan naam ne fa te bu sikkim lakkandoo ku njëkk a yuuxu da ngaa ragal noonu la ko Olof Njaay di waxee tey ñu gis ni y a pas mal de régions mën naa citer sax Dakar gis nañu am na benn structure privée boo xam ne yëkkati na li nga xam ne mooy kildigam teg ko à la disposition ñi nga xam ni ñoo nekk di xeex jàngoro tey mais ici à Thiès est-ce que tey pare nañu à toute éventualité ci wàllu bi tey bu demoon ñaan ñu ko yàlla ba affaire bi nar a nekk pire ci yenn structures yi nga xam ne nekk na fi structure sanitaire ngir ñu mën a maanaam confiner fa wala ñu mën faa téye ñi nga xam ñoom ñoo am jàngoro ji. waaw xam nga étape bi ñu toll kilifa yi dañuy wax mais dañuy organiser aussi tey nous avons un comité départemental bu am benn liggéey boo xam mi ngi koy def te parfois su ngeen gisul ñu joxe yenn information yi dafay am lu ko waral xam nga tey benn nit mën naa jóg dugg fenn walla ay nit réer ñu xam ne wàll na ay nit mais kañuy wër réer na mais nit ñi mais buñ moment boobu section de recherche di ko wër mais mën nañu gaa ñi ban nañu bañ a def yenn communication yi pour bañ moom mu xam ne ñi ngi koy wër muy gën a làqu loolooy waral parfois nit ñi ne dégg nañ dara rek tasaare ko ci WhatsApp yi réseau yi alors que xamuñ ne ñu ngi yàq alors loolu aussi c'est important mais ci biir loolu am na matukaay yoo xam ne ñi ngi leen di jël di anticiper ci yenn yi mais dégg ngeen dañu wax ne dañuy bañ nit ñi di riir jëm ci benn barab képp koo xam ne da nga feebar mbir mi dal la joxe nañu ay numéro yoo mën a woote mais gars ñi ñooy ñëw jël si la mais am na réceptif yu fi nekk am na état bi nu ñuy organiser woo en rapport avec réceptif yooyu nga xam ne liggéeyatuñu pour suñ ca tolloo yàlla buñ ca toll ñu war faa mën a yóbbu ay nit mais comme li ma la waxee fi ñu toll nii ci suñu diikaay yi depuis à peu près 4 jours la situation à Thiès est stable alors il faut juste ñu travailler à maintenir ça ce matin ci émission bi ma doon def wax naa ni j'espère que nit ñi danañu dal te régler mais am na foo am bu fa yeggee dañu jël suñu responsabilité tëj dëkk bi waaw maanaam bala fee nit dugg montrer patte blanche parce que nag comme bu fekkee nit ñi boobu ba léegi ñu ngi liggéey pour préserver citoyens yi au lieu ñuy dem bay yegg foo xam ne day personnel de santé boobu dañuy déborder parce que liy xew France te mu jafe ak yeneen dëkk te mu jafe ba ay nit ñu bëri di faatu c'est parce que dañuy dem ba amatuñu sax foo xamante ni par exemple nit ku soxla assistance respiratoire am nañu espace wala appareil yu ko mën a toppatoo parce que dañu ñëwandoo étape boobu la ñu war a fexe ba buñ ci mas a àgg parce que buñ ci àggoon mara détail yi léegi nag loolu phase boobu lañ toll mais du tee comme diriger c'est prévoir maa ngi lay wax ne
au niveau du département au niveau de la région comme au niveau national ay nit a ngi organisé wu avec l'appui de l'OMS par exemple le docteur vraiment Mor Diaw waaw mi ngi fii tey ji ñun ñoo nekkoon démb ci ngoon ñun ñoo nekkoon alors avec la directrice générale de la santé ñun ñoo nekkoon di teg ay pexe mais du lépp ngay jël di ko wax mais ñu ngi teg ay pexe di organiser wu di sóor maintenant nag bu ñu sañoon loolu ñuy sóor yëpp daal lu ci xew mais te mën naa ne il suffit juste que nit ñi toog l'espoir est permis on peut dire. waaw loolu man nag je suis un optimiste mais en même temps damay fekke ay yoo xam ne aussi daf may tiitloo waaye nag la sëñ Touba doon wax rek nee na boo tiitee da ngay dese fit te boo meree nga dese xel. am na solo xam naa ni bareetul mais mën nañ ci daal di borxandiku rek ak ñaari question yi nga xam ne bëggoon nañ ko ñëw ak monsieur le maire ndax dañu seetlu bu njëkk ñu ci ëppoon doon ay leader politique wala ay ñoo xam ni yàlla may na ne as tuut ci wërsëg dañ doon dem ci gox yi di yëkkati ay lu ci mel ni ay ndimbal di ko jox askan bi mais de telle sorte aussi dañu gis benn communiqué boo xam ne def ngeen ko nga ni donc képp koo xam ne am na ndimbal matul muy déplacé di ko yóbbu ci kër yi ndax aussi am na ci yoo xam ni à travers médias yi booy seetaan da nga ciy gis parfois dafay mujjee mel ni sax benn ndaje wala benn organisation boo xam ne am na ci donc de passage aussi réseau des câbles yi tamit ñi ngi may envoyé léegi SMS di la remercier et juste tamit ñoom gis nañ indi woon nañ seen ndimbal mais tamit ñu ngi lay remercier la encouragé parce que nee nañu gis nañ aussi taxawaay bu am solo depuis commencement ba tey nga taxaw ànd ko ñoom donc lan moo tax monsieur le maire ni lépp lu jëm ci wàllu ndimbal dañ koy indi ci maire bi. waaw xam nga boobaak léegi ak képp ku ci dugal loxoom. ak foo ko mën ci defee. ci turu waa Thiès yëpp dama lay gërëm. muy GIE câblo distributeurs yi nga xam ne ñëwoon nañ si ñun. docteur Djibi Sarr HD Industrie Thiès distribution. mais madame la ministre Ndeye Tické ak sama jigéen sama xarit Seynabou Ndiéguène ñooñu ñëpp sama rôle mooy gërëm leen mais gërëm aussi képp koo xam ne dugal nga ci sa loxo am naa suñu benn jigéen Astou Diallo Sall individualité la ca départ ba jël na ay produits ma indi jël weccatam joxe individualité la am na koo xam ne retraité la bis dama am réunion ak préfet ba ñu tàggoo ba ma dem bay dugg buntu mairie moo waat ma xam nga lu tax parce que benn retraité moo yëkkati chèque bu 100 000 ne day apporter contribution il s'appelle Alassane Ndiaye xam nga loolu dafa rafet alors dans un premier temps da ngay gërëm ñooñu ba pare mais dans un deuxième temps nga leen su fekkee nag am na keneen y compris ñi jot a def ba pare ñoo xam dañoo bëgg a def te bëgg mu am njariñ ñun nee nañ ko def fii mooy nañ ko dénk comité départemental bi mais ni ko conseil départemental defee le conseil départemental avec le président Yankhoba Diattara certainement donc président Idriss Seck yebal ko mais ànd na ak ñoom Sow Caridad ñoom ñëpp ñu ànd jël la ñu amoon mais indi ko teg ko ci loxo comité départemental bi loolu dañ koy rafetlu mais rafetlu aussi le PNDL bi nga xam ne le maire Thiaw moo ko jiite indi na ay contribution indi ko jox ko comité départemental bi donc loolu la ñuy woo ñëpp parce que suñ ko defee dana tege ci yoon incha allah d'abord parce que préfet mooy président bi ñun ñii ñoo koy coordonner mais y a une équipe boo xam ne les services déconcentrés de l'État yi yëngu ci développement communautaire ak yu ni mel ñoom ñoo ci nekk am ku représenter l'ensemble des sous-préfets ci biir comité bi muy le sous-préfet du Nord muy si alors donc ci biir comité départemental boobu am na fa assez de ressources yoo xam ne suñ fa indee ay ndimbal danañu teg suñu pexe ba mu àgg ci Thiessois mais état bi aussi ëllëg lu mu mënti indi ñu fexe ba ñi ko soxla jot ko. xam naa ni li ñu amoon ci waxtu bareetul waaye balaa boobu rek xam naa Ismaël dafay nekk benn remerciement boo xam ni dañ koy jagleel comité bi nga xamante ni ñoom sama jigéen Khady Sène nekk na ci ak ñoom Moustapha nga xam ne aussi monsieur le maire tey def na loo xam ni képp koo xam ni yaa ngi ci milieu presse daf la motiver donc bi mu xamee ni cas bi toll na fii aussi woo na ñëpp ñi nga xam ni dañu doon ay journaliste ak taskatu xibaar ak maison de presse ak site internet ak rajo yi yëpp donc ñu am ci benn réunion bu am solo boo xam ni keroog suñu jigéen Khady Sène moo ko doon piloté ak Moustapha donc ñu ne aussi mënuñu dem sans presse bi tey jàpp naa ne aussi loolu moo ñu animé moo animé ñëpp di liggéey boo xamante ni donc ñëpp di ko remercier ce matin
ñu gisaat beneen boole man aussi parfois dama ci am yeneen jàngat bien vrai que jàngoro ji bëgg nañ mu jóge fii waaye li mu boole bari na ndax du ma ni musul am mais tey am nañ loo xam ne histoire la rajo yi nga xam ne dañu nekk Thiès yëpp dañu leen a synchroniser benn émission boo xam ne en direct la bépp rajo boo jàpp même loolu lay dawal kon loolu aussi dafay wane ni monsieur le maire que mi ngi am leneen loo xam ne mi ngi koy def waaye aussi ñu ciy remercier bu baax a baax Khady Sène di ci remercier Moustapha ak seen équipe bi yëpp franchement iso xam naa rek dañuy bàyyi monsieur le maire mu daal di tàggoo ak ñi nga xam ne ñoo doon bàyyi xel dëgg la am na solo ci wàllu moom laay wax sànq ma ne li nga xam ne mooy jàngoro ji donte malheur la waaye am na ak njàngat yu bari am na ay leçons yu bari yoo xam ne mi ngi ñu koy wanaat suñu façon de nekkin pour wane ne rek ni àdduna mi ngi tenir ci benn fil bu ndaw il suffit ñu xëcc ko rek lépp am déséquilibre donc day yàlla ku ci ne ci sa nekkin ci sa xalaat ci sa gis-gis nga xoolaat ko jéem ko teg ci li nga xam ne tey mooy li lay jëriñ waaye tamit jëriñ képp koo xam ni moo fàgganoo foofoo ci sa wàllu askan donc day yellaat rek encore une fois mooy ñaanaat élan de solidarité bi nga xam ne gis nañ ko te mu animé ku ci nekk yàlla nañu yàlla dimbali ba loolu tax mu nekk suñuy résultat ndax aujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'histoire nous avons rendez-vous avec nous-mêmes avec la génération future tey si on bu ñu yàccaaralee ba maara day taali dara am ëllëg dañ taxaw ak suñuy doom wala ñu taxaw ak suñuy sët bu fekkee sax dañ ko fekkee ngir wax leen ba lii xeweekat nii ak nii lañ ci doxalee moo tax day yellaat képp kuy ndaw encore une fois nga amaat responsabilité ci mesures yi nga xam ne état bi jël na ko ngalawaay ñu toog ñu respecté ko ndax cela va de notre intérêt gis nga buñ ko jëlee c'est pas pour ñoom mais ñun tamit il faut ñu xoolaat suñu bopp ku ci nekk père de famille ba ca kër ga lay tàmbalee ca bërëbu liggéeyukaay ba yow ci sa bopp nga xam ni kat fi mu toll ni jàngoro ji li ko fi jëlee mooy yow sa wàll nan ngay doxaleek ak jàngoro ji ba loolu mën fa jóge encore une fois di ñaanaat ñëpp ñu amaat solidarité nekkin booloo ngir mën a xeex li nga xam ne mooy jàngoro ji ba nu mun a delluwaat ci li nga xam ne tey mooy naka ni ñu doon dundee waaye tamit mu amaat ay coppite ci ni ñuy dundee monsieur le maire di la remercier encore une fois ci yaatal bi doo ni ñu koy waxee toute chose malheur bon tey gis nañu ko élan de patriotisme bi nga xam ne moo animé ku ci nekk ñi nga xam ni ils le font d'une manière désintéressée tey sama xel day dem ci démb li fi xew mooy ki fi jóge di ki nga xam ni mooy Pape Diouf nekk un modèle de réussite nit koo xam ni un modèle koo xam ni décomplexé la ci wàllu yu mu nekkoon nekk nit ku ñuul dem ba Europe jiite loo xam ni macha allah tey bu ko fi yàlla jëlee ndax feebar bi amaat na njàngat bu ñu war a def suñu biir te moom à chaque fois ci li ma jàngat démb ak tey mooy lépp mu doon def d'une manière désintéressée bëgguma ñu fay ma mais mi ngi ci xool fayu ki nga xam ni mooy la suñu borom subhanahu wa taala ñu delluwaat ci loolee delluwaat suñu borom tey ñaan nag te xam ni gannaaw lépp moom moo yor lépp te mu jëlal ñu fi jàngoro ji monsieur le maire. merci beaucoup. waaw di leen gërëmaat yéen ñëpp di gërëm aussi waa Thiès TV di jaarale ci yéen képp koo xam ne mi ngi yëngatu ci li ngeen di yëngatu ci biir dëkk bi maa ngi lay gërëm man nag xam nga beneen gis-gis laa am ci yëf yi yoo xam ne xëy na duñ ko wax ci rajo mais ñi ngeen nekkal xam nañu lan mooy sama xalaat ci wàllu woowu fu ngeen ñu soxlaa ñu ngi taxaw neewoon naa leen mag ñi ñaanoon nañu démb ñu gis bénéfice bi ndax mbir mi tàmbalewu fi teewul mu am ñu insouciant négligent parfois indiscipliné yàlla yebalaat ñu beneen signe mooy loolu xew te xewee ci président Pape Diouf mu doon ku siiw ku jàng ku yàlla mayoon kàttan yu bari ak daraja te jël na ko te ñàkkul woon moyen yu mu mën a fajoo te corona moo ko jël kenn ku ci nekk war a jàng ne ndegam mën naa jaare ci kii man taxuma may wax kon mayaat nañu beneen avertissement nañ ci profiter ku mën a wax ku mën a bind ku mën a ñaan ku mën a ñaax ku mën a woy ñun nag dañu complexé dans notre société bu ñu déggee ñu ni corona doo fi jaar ku ne am lu mu wax bërki démb bu George Weah di président wu Libéria yëkkati woy nit ñi di ko partager di ko donner en exemple il faut ñu xoolaat suñu bopp dañu am culture te daan nañu wax ne caada ju réer caada mooy culture aada coutume la caada ju réer gàcce gu rëy la nañu bennoo
jële ko fi nañu bennoo jële ko fi nañu bennoo xeex corona ci Sénégal anta lazi tasimu man bi ka tasam inni bi ka tasam tuhab li muxtasam wa daamiran kula ahdahin tudru bina xablal wusuli lana yàllaawu yàllaawu allahuma salli ala sayyidina muhammad adadama fi hilmila salatan daayimatan fi dawaami mulkila corona yàlla na fi jóg ci lu mu gën a gaaw. amiin ay ci am na solo bu baax a baax. ñu jaajëfal rek ñi nga xam ne ñoo àndoon ak seen télévision Thiès TV Thiel gox bi tey ñu doon dalal monsieur le maire Talla Sylla ginnaaw ci nga jàngoro ji nga xam ne jamono ji moom moo lëmbee réew mi waaye nit ñi ko waxee rek seen télé bii di Thiès TV dina continuer seen programme ci yeneen di plateau ak yeneen ndaw yoo xamante ni comme monsieur le maire li ñu ko waxoon rek Thiès TV dina continuer engagement bi nga xam ne am na ko ngir ñu ànd daan feebar bi nga xamante ni donc moo ñu lëmbee réew mi waaye Moustapha nañ ko waxee léegi rek ak Khady Sène incha allah dinañ fi am yeneen di plateau yoo xam ne ànd ci ak ay bàjjen gox ak i relais ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci sensibilisation bi di leen jaajëfal lu baax a baax dinañ ko rendez-vous incha allah ci yeneen i gan